Modou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf njuuj njaaj yi am ci waxi passeport diplomatique yi l'observateur ma nga ñu coy leeralal lu bari ubbil yéenekaay bi ca page 8 fa ngeen di fekk li feeñal yëf yi ma nga ñuy xamal ne dafa am genn kilifa gu nekk ca porum Dakar moo bindoon njiit réew mi ab leetar doon sàkku passeport diplomatique ñu nangul ko ñi doon trafiqué passeport diplomatique yi jël leetar bu présidence bi muy waxee ne nañu may waaj ab passeport diplomatique scanner leetar ba dolli ci ñaari tur yu ca bokkul ñu yegg yi fi waa présidence ca la aide de camp bu président de la république di général Sélé Ndiaye Sisiré alkaati yu dig yi ngir ñu lijjantil ko ba xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw tappale yi waa division investigation criminelle nekk ca di enquête ba jàpp ca benn waay bu ñu naan Limamou Lay Seck newoon bitim réew te ñibbisi bu yàggul moom moomee moo leen wax ne ku ñu naan Amadou Kébé moo ko jaay passeport diplomatique bi Amadou Kébé nag l'observateur nee nañu gaañi gisaguñ ko ndax dafa daw juróom-benn nit yi ñuy tudd ci coow li ba jàpp leen mu di Limamou Lay Seck Ousseynou Ba Assane Dione Badara Samb Ali Ndaw ak Cheikh Samb tey jii ci la ñu war a jàkkaarloo ak procureur bi ginnaaw ay retour de parquet yu bari yu ñu am source wa ñu coowal passeport diplomatique yeeg njublang yi ci am te ñu dénk enquête ba waa dik gendarmerie dugg na ci ndax gendarme bii di adjudant chef Amadou Lamine Ba ñu gën koo xam ci Ousseynou Ba bi ko waa dik tëyee gendarme yi ñoo dem jëli ko yóbbu ko mu fanaani section recherche ca ñoom jëf joojee gendarme yi def yéenekaay bi di source wa ne nañu bari na ay laaj yu ci sampe libération nañu bari na it ay mbóot yu sulee ko ci enquête ba ndax Badara Samb dip agent ci affaires étrangères wax na enquêteurs yi ne footballkat bii di Karamboj defal nañu ko ab passeport diplomatique ñetti millions ak genn wàlla la ñu fay Fabien Filio moom it joxe woon na ñetti millions ngir ñu defaral ko passeport diplomatique waaye dañu ko tëgg wëndeel maanaam dañu ko encaissé ba noppi te joxuñu ko passeport diplomatique am na it seen nas ndaw suñu naan Marietou Ba dañu doon wax naan mooy jabari directeur général bu Dubai Port World te du ci lenn moom ñeenti millions la jox Ali Ndaw Ali génneel ko passeport diplomatique ci 24 heures trafic di njuuj njaaj ak tappale yi am ci passeport diplomatique yi enquête dina kaay nee nañu tax na ba fii ci réew mi bari na ñuy bànneexu ci passeport diplomatique yi te yeeyowuñu ko mu tegal ñu ci ne ci diggante assemblée nationale présidence de la république ak ministère affaires étrangères fa la jur jàng ja fare ne ñaari heure bu ñu déggee ci réew mi coowal trafic passeport diplomatique rek benn ci ñetti barab yooyee la ñu koy déggee régime bu fi mas a jaar ak pexe yooyu mën di teg du tax yëf yi faju kàdduy Théodore Monteil ci xët mu njëkk enquête dina kaay mu fay leeral ne amul benn loi ci Sénégal buy wax ne jabari député yi wala jëkkëri député yi dañ leen a war a jox ay passeport diplomatique ñu des ba léegi ci waxi passeport waaye gi la yoon ci passeport ordinaire yi lise commune ñuy xibaar ci xët mu njëkk ne ndaw si moom Sweet Beauty di salon ba Adji Sarr doon dampe Ousmane Sonko di Ndeye Khady Ndiaye yoon di justice delloo na ko passeport am ba mu tëye woon yéen kaay bi teg ci di laaj Ousmane Sonko mi ñu tëye moom it ab passeport am fu muy mujj ndax ñaari weer a ngi muy séntu tontul juge d'instruction ci li mu sàkku ñu dindi contrôle judiciaire gi ñu ko def ñu def demi tour dem ci journal Tribune mi xëy ci napp gi ak ci nappkat yi ubbil yéenekaay bi kuréel gi jaboote ñi yëngu ci wàllu napp ci réew mi ak li mu lamboo di CAPS coalition des acteurs de la pêche du Sénégal ñoo ngi tubayul ministre des pêches Alioune Ndoye ak di ko défendre ba géej gi des walaat ñi bokk ci CAPS te fëre ci Mbuur ñoo doon daje keroog ba leeral fa ne ñoom ànduñu ak ñi naan nañu jële Alioune Ndoye ci bopp ministère des pêches seen coordonnateur di Jabel Maguerère ne ñiy wax ñëpp li ñuy wax yëpp dara amu ci tuumay kese la ay ONC ñoo nekk bitim réew di financer ay organisation yu nekk ci réew mi ngir ñu jaxase napp gi jaxaseet xelu nit ñi Jabel ak ñi mu àndal xamle ca ndaje mi ñu doon installé cellule CAPS ca Ngaparou ne ñi naan dañoo jox Sinwaa yi ay licence de pêche ñoo ngi wax lu amul li am ci xët mu njëkk journal Le Quotidien mooy train express régional bi journal bi dañu xamal ne saxaar gi mu di TER ma ngay waaj a déqi altine bii di ñëw yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ca la ñu ko war a inauguré TER bi war naa def ay rotation fukki minutes yu nekk ticket bi mi ngi tàmbali ci téeméeri dërëm ba ñetti téeméer ñaari téeméeri gendarme ak juróom-benn fukk journal bi ne nañu moom la ñu koy booleel ngir ñuy saytu sécurité bi ci biir TER bi turbine nañu yàqum xaalis fa mu yam fa la TER bi taxaw ndax bu weesoo lu jege juróom-ñetti téeméeri milliards yi ñu ne moom la ñu ci dépensé ngir 35 kilomètres côte nee nañu it ci cérémonie inauguration bi war nañu def benn milliard ci xew wi. amoon démb diggante Tapha Tine ak Boy Niang. géant du Baol mujjee am ndam ginnaaw kon juróomi avertissement yi Boy Niang am ndax dafa génn sàkku yi mu doon ndam boo xamante ni Tapha Tine rafetul na ko donte sax nee na moom neneen la bëggoon yi fi demee ñu déglu Tapha Tine. maa ngi sant Sénégal yëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ñëpp a ma jàppale ñëpp a ma ñaanal waaw. taxawul benn yoon ba am juróomi avertissement. mais man bu ma sañoon dama koy daan yéeg si kawam. loolu moo noon sama objectif tey mais comme nangul taxaw ku taxawul mënoo bëre ak moom waaw victoire la taxaw xeex ak moom laa mënoon. alhamdulilah di sant président écrit bi muy Fallou Faye bii taxaw ak tey suma coach si nga xam ne ñoo ma encadré ñoom ñëpp ak lutteurs yi Bawol yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa ci ñëpp en tout cas dinaa ñëw ci plateau télé yëpp wax lu ko bëgg a wax. Tapha Tine géant du Baol kon daan Boy Niang 2 Boy Niang ñu fàttali ni moom combat bi ci topp digganteem ak Balla Gaye numéro 2 la doon
Patrice Motsepe moom wàllum football la ñuy waxtaanee ñu ngi koy xaarandi ci altine bi ci Cameroun président CAF dina waxtaan ak njiit yi nekk foofule ca Cameroun ci protocole sanitaire bi ñu tëral te siiwal ko semaine bi passé dina jéem a kon xool nan lay dalalee xel club yi nekk ci Europe ndax ñoom ba tey seen xel dalul ngir mën a bàyyi joueurs africains yi ñu ñëw jouer Coupe d'Afrique des Nations bi nee nañu kii di variant Omicron bi bëri ci réew yi kon moo leen tiital. Comité exécutif CAF démb daje na ci réunion boobule ñoom nee nañu xalaatuñu dàq Coupe d'Afrique des Nations bi yu jàpp weeru janvier président FIFA di Gianni Infantino ak secrétaire général Fatma Diouf Samouka bokk nañu kon ci réunion boobule. ñu war Sénégal waxtaanee Ligue 1 bi démb lañ jeexal 4e journée bi bokk na ci résultat yi Linguère bi daan Snaps bu Thiès benn bal ci dara Mbour Petite Côte daan Douane benn bal ci dara mooy seen ñaareelu ndam bu tegaloo tamit ci waa Guédiawaye Football Club Gorée la ñu daan benn bal ci dara seen entraîneur Souleymane Diallo la ñuy déglu ci ginnaaw match boobule. kontaan si xale yi si liggéey bu ñu def donc très tôt dañ leen waxoon il faut que ñuy xeex pour mën a jël suñ première victoire fii xale yi def nañ ko ñu ngi leen si sant di leen gërëm. deuxième victoire bi waaw dañ ci sant ba c'était pas le plus important lu bu gënoon am solo mooy ñu am ndam suñ kër pour que public bi mën a ñëw xale yi def nañ ko maa ngi leen si sant di leen gërëm. waaw c'est vrai que léegi il faut que ñu jouer tout si suñu planification bi parce que on a 2 matchs par semaine donc. Il faut que nous revoir sur une planification. Là, on a travaillé là-dessus depuis hier. Maintenant, on verra. Nous sommes préparés sous le entraîner. On va revoir le contenu d'entraînement à partir de demain pour pouvoir voyager le mardi de Louga Koudjogé si défaite. Souleymane Diallo classement code Ligue 1 bi ginnaaw ñeenteelu bëccëg bi Teungueth FC moo woy di jiitu am 8 points GFC mooy 2e am juróom-ñaari points 7 points kon Linguère de 7 points la am moom mooy 3e tolloo ak Mbour Petite Côte Mbour bu Louga ak Pikine ñoom ñooy kon relégable ñoo mujjee kon ci classement bi ci Ligue 2 bi dëmb match ñuy bëri na 0-0 diggante Port ak Jamono Fatick Kër Madior moom it def 0-0 ak Walidane bu Thiès NGB Thiès FC 0-0 tamit Demba Diop FC Stade de Mbour 0-0 di Sonacos daan ñi di waa Duc benn bal ci dara Oslo Renaissance 0-0 la tamit jàppale ni Stade de Mbour moo jiitu am 10 points Sonacos 2e 7 points Amitié FC ak Demba Diop FC ñoom su fi yemoon dañuy wàcc kon ci national ñu waxtaanee léegi Angleterre ak lii di Premier League bi naataango yu Kevin De Bruyne kon di Manchester City ñoom démb am nañu ndam Newcastle lañ daan ñeenti bal ci dara léegi ñoom ñoo ëppale Liverpool ñetti poñ Liverpool bu Sadio Mané mooy 2e 2-2 la def ak Tottenham Chelsea moom match nul la def ak Wolverhampton 0-0 moom mooy 3e ñi di waa City juróom benn poñ lañ ko ëppale ci Série A bi Inter Milan moom moo jiitu ci classement bi moom ginnaaw 18e journée bi jàppale ni démb équipe bu Naples moo daan kon équipe bu AC Milan benn bal ci dara ca Espagne Real Madrid moom dafa def match nul ak Cadix moom mooy 19e avant dernier kon 0-0 lañ def ci match boobule. ca France ñoom coupe nationale coupe de France lañ doon joué tolloo ak 32e de finale yi bokk na ci résultat yi Bordeaux mi daan équipe bi di Jumeaux Zoisia 10-0 Mbaye Niang di international sénégalais ràññeeku ñeenti but la dugal ci match boobule Paris Saint-Germain moom gagné na Marseille moom it gagné na ñii di waa Monaco door Red Star bu Habib Beye ñaari bal ci dara betteel bi ci Metz la jógee ñoom benn équipe amateur bu tudd Bergerac moo leen éliminé kon ginnaaw tir au but 5-4 match bi muy jeex 0 but partout le match bi jeexee Sédou ñu toftal ci rek wàllum kon arts martiaux ak taekwondo ak championnat régional yi door fële ci département bu Linguère ñu fekk fa Baye Assane Diaw. ëttub
mairie bu Linguère moo dalal bés bu njëkk bi ñu jagleel jogante ci wàllu taekwondo mi ngi am ci teewaayu maître Déthié Ly jiite ligue régionale taekwondo bu Louga. tey organisation bi nga gis première journée bu ñuy wax championnat régional bi nga xam ne ci la ñuy jëlee ñu gën a xereñ ci région bi tey nag ñu organiser ko fii Linguère muy première journée bi des na yeneen phase ci feneen mais première journée bi tey Linguère lañ ko organiser décentralisation moo indi lii lépp Louga la daan xewee tey nag ñu indi ko Linguère mu mun a dékku manifestation bi nga gis muy déroulé actuellement nii. yan catégorie ñoo fi nekk tey. daanaka mën nañu wax ne catégorie yëpp ñoo ngi fi. moom mi jàpp na ni ñi yëngu ci wile wàll jox nañ ko gëddëm bu baax. léegi mën nañu wax ne niveau bi kawe na ndax léegi soo xoolee am nañu matériel ci club yu ne ci région bi te jàpp nañu sax Linguère niveau am dina gën a kawe. ki dénk tàggat yaram ci biir département bu Linguère di Ibrahima Dabo wane na mbégteem ci gulet bi yoon bi ñuy amal lii ci biir Linguère. gis nga xale yi ni ñuy joué ci tatame bi ñëpp kontaan pour la première fois ndax mi ngi doog a am nag ouverture championnat régional taekwondo fii ci Linguère ndax dëkk yëpp dañ fi nekk Kébémer Ndande Koki Daara xale yëpp loolu dañ cee sant yàlla gën ci kontaan ndax dañ ko doon dégg rek wala ñu koy seetaan ci télé waaye di ko seetaan nii suñu bët jaxaran mi ngi doog a am. ñaareelu bés ñeel jogante ci wàllu taekwondo ci biir région bu Louga dinañ ko amal ci Kébémer fii ak ñaari weer ngir dajale ñi gën a xereñ ci wàllu wi Baye Assane Diaw Linguère rajo Futurs Médias. jaajëf Baye Assane fii la ñu yem si. jaajëf Youssouf Bodian. ak RFM kumpa jeex na. dañoo nag yéen ci xibaar yi ñeel Tchad ak Ndate Diop. dal leen ak jàmm. ñaar fukki at ren gannaaw ba njiitu réew ma woon Léopold Sédar Senghor dëddoo moom moomu ñu duppee père de la nation di woon bindkat maanaam homme de lettres homme de culture nekk tamit kenn ñi nga xam ni ñoom ñoo fi taxawoon li ñu duppee négritude ci activité yu ñuy mandargale ñaar fukkeelu ko anniversaire boobu artistes yi di du ATM ak Sabis génne ci benn single di ab way jagleel ko ki di aji dem ji ñu duppee ko Senghor le poète. Aminata Ba di ñu xam lekk boobu single. Moi le penseur noir. ay kàddu day réer waaye bind ak jëf dafay des du bokkoon ci groupe ATM bu Grand Yoff ak naataangoom bi di Sabis daal di féete fële ci France daal di gise waat ci ab single ñoom nag ñuy fàttaliku waat ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal di poète itam Léopold Sédar Senghor. li tax ñu def single bi dañu décider rendre hommage au président poète Léopold Sédar Senghor ndaxte ñëpp xam nañ ni moom moo nekkoon premier président de la République du Sénégal jiite woon réew mi lu mat ñaar fukki at juróom benn weer ak fukk ak juróom-ñeenti bés kon loolu du lu ndaw waaye ñun bu ñu jógee rendre ko hommage c'est par rapport ak mbindam bi nga xam ne contribué na ko ci nit ku ñuul mbindam bi nga xam ne contribué na ko ci négritude waaye mbindam bi nga xam ne contribué na ko ci éducation en général africaine pourquoi pas aussi du monde parce que moom moo doon wax ouverture et enracinement. génnub morceau bi nga xamante ne dañ ko ciy delloo njukkal daal di tombeek ñaar fukkeelu anniversaire génnub àdduna ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal du ak Sabis bëgguñoo fàtte jëf yi nga xamante ne ki marqué woon jamono ma defoon na ko. projet bi ñu ngi ko prévoir génnee le 20 bi waaye dama leen di xamal rek que ni dina bokk aussi si suñu benn projet maxi bu war a génn incha allah du yàggati dañu gis ni que souvent en Afrique dañu faral di dingat suñu dirigeants yi moo tax ñun ñu ne dinañ xool ñoom seen côté positif ku mel ni Senghor ku mel ni Cheikh Anta Diop ku mel ni Mamadou Dia et cetera. single bi daal di bokk ci ab maxi boo xamante ne du yàgg dara ñu daal di koy fësal ñaari woykat yi bëgguñu nag benn yoon suñu nit yu baaxee liñ fi bàyyi mu daal di réer. cinéma fukk ak ñaareelu ko édition bu Saint-Louis Dox di festival international film documentaire bu Ndar Géej daal di nañ koy ndar kap samedi ji ñu génn film bu réalisateur malien bi di Ousmane Samesekou nekk bu ci gën a ràññeeku film bi ñu duppee ko le dernier refuge jury yépp mën nañ ni moom la ñu tegi gët Dominique Ollier moom mooy coordonnateur artistique bu festival bi. 14 films étaient en compétition, 7 fukk ak ñeenti film ñoo nekkoon ci compétition bi juróom-ñaari court métrage lay nekk yeneen juróom-ñaari nekk ay long métrage ñaari jury ñoo ko doon bàyyi xel benn jury bi di yëngu ci wàllu critique cinéma fekk baax tamit fii ci Sénégal ñëw ngir bàyyi xel film yi waaye it ñoo jox raay grand prix film malien bu Ousmane Samasekou te mu tuddee ko le dernier refuge ñu tourné ko ca France def nañ ci sax lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi junni ci xaalisu dollar daanaka sax moo nekkoon coup de cœur bu at mile am na itam beneen jury nekkit ay professionnel ci teewaayu ko ci mel ni Angèle Diaban ànd ak Toumane